الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على الذي اصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم di gestu nag di nuyu kilifa yu tedd kilifa yu fi yàlla teg kilifa yi yàlla jiital ci dëkk bi gannaaw suñu kàddu ñun gi nga xamee ne gu gàttañ lu la bàyyeekoo ci association des imams et oulémas bu Yoff te al imaamul jalil di Moustapha Samb jiite ko ñu wax ne gannaaw loolu ñu ngi nuyu son excellence di monsieur Abdou Nar Mbeng di ko tatagal di ko jox wàccuwaayam waaye ñu ngi nuyu sang bu tedd bi di Mbay Ngiraan Mbeng ci turam bi mu amee ak wàccuwaayam di ko dalal di ko tatagal te muy jaraaf ku ne xam ko waaye ñu fi jaare di nuyu suñu wayjur di suñu pàpp di Maysa Jaañ Ndooy di ko wàccee wàccuwaayam di ko dalalit ci noonu it ñu ngi nuyu ki nga xamee ne mooy suñu pàpp Sana Ndiir di ko dalal di ko wàccee wàccuwaayam di nuyu ñi fi teew ñépp ak kilifa gu baax gi nga xamee ne moo teew léegi ñi nga xamee ñoo ñëw seet sa waa Yoff waaye ñu gis ne ku ñuy wax Buuba Sarr buñ ko tuddee rek loolu doy na et ñuy sant yàlla ci sagal bi ñu sagale yëg-yëg bi ñu am gis ne lépp lu ñuy def rek diine moo war a jiitu ci lépp waaye diine moo war a mujj ci lépp ndax diine ku ko dégg danga ciy jële ne diine définition am daal mooy geste doomu aadama bu mu def rekk ci diine lay dugg bu dee lu baax la ñu konte ko mu nekk lu baax bu dee lu safaan mu nekk lu safaan te képp kuy tàmbale sa mbir rekk comme na ko yàlla defee bismillahi rahmani rahim moom nga koy tàmbalee et ñu siy sant yàlla te it imaam yi di leen xamal ne liggéeyu imaam liggéeyu société la liggéeyu mbooloo la te it du liggéeyu biir néeg waaye liggéeyu ëtt la liggéeyu espace la keppaar gu nekk rekk war na fa am yoon ndax ñoom dañu am wàll bu ñuy indee ñeneen am wàll bu ñuy indee ndax baatu diine li muy firi mooy ak payoor mooy aljaza kon ku ko liggéeyal rekk yàlla fay la ba tax ci kaw kàddu yu gàtt yooyu jëkk ñuy def ñaan mënut woon ñàkk fépp fu ñu taxaw rekk ñu xam ne la yonent ba doon wax sallallahu alayhi wa sallam baat yi mu mujje génn ci gémmiñam dafa ne iqra'u minni salaama kulla man tabi'ani ila yawmi alqiyaamati maa ngi dem de waaye ku ñëwati sama gannaaw rekk nee leen ko maa ngi koy nuyu kon xeet bi dafa yaatu askan bi dafa yaatu ñi ñëw ndëg wax fa dëgg yàlla ñoom lañu ameel ay kàddu njukkeel ndax it béréb yi bari nañu ci Sénégal waaye choix bi nekk Yoff yaakaar naa ne njiit ñi fi yàlla teg ñu toog nii sama côté ñoom ngeen ko defal waaye imaam yi ngeen ko defal waa dëkk bi ngeen ko defal waaye Yoff ngeen ko defal lépp lu ngeen ci yéene ci yiw ak defar ndax liñ ci dégg daf ñu ñor lépp lu éducation nekk rekk ñor nañu ndax yàlla éducation la jëkk wàcce ci alquranul karim te mooy jàngal waaye aaya bi mujje wàcc ci alquran mooy wattaqullah ragal leen yàlla ba tax na kon ci kàddu yooyu
li ñu fi dégg dal neex nañu ndax lu éducation nekk lu santé nekk lu environnement nekk lu sécurité nekk ak yeneen yoo xamee ne ñi ko war a wax danañ ci jaar mu gën a leer loolu daf ñu yitteel ñu ciy jaara rek ci ne baatu culture bi ngeen jël boroom xam-xam yi lott nañu ci définir ko ñii dañu ñëw wax ba fii rek yem fa ñeneen ñëw wax laneen yem fa mais ñu ngi sant yàlla ci bi ngeen déggee ne ci biir culture pas-pas mu ngi ci ndax moo jëkk a définir culture te muy pas-pas li ci des ndëg muy wàllu culte ak coutume te ngeen ràññee ko lool te diine mënu fa absenté ngeen boole ñu ci dañ ciy sant yàlla imam ali karamallahu wajhahu dafa doon wax ne ki nga xamee ne tey mooy yàq société bi mooy ki nga xamee ne du def lu baax te dafay jàpp njàmburam ndax loolu dafay waral ñiy def safaan dañuy dem ba yàgg ci bay foog ne safaan bi ñu nekk dëgg la ndax kenn waxut waaye am na bindkatu allemand bu ñuy tudde Edmund Berg dafa waxoon ci ay citation ne la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien mu mel ni kon taxawaay bi ñu fi andi tey yàlla la yonante bi la ndax nit ku nekk ndëg sa yéene rek lañ lay fay kàddu yi may jottali ndëg wax fa dëgg yàlla du man maa ko waroon wax ndax bu dee jotale am na ñu ma ko gën a man bu dee xam dëkk bi ni muy doxee am na ñu ma ko gën a xam waaye dafa tolloog rek ndaw laa ñu yebal ma te it kenn ku ci nekk ndëg amaana ma amee ci sutura ñu xoole ma bët bi ñuy xoole ñi ma yonni bu ko defee jaare fi rek di ñaan yàlla di leen ñaanal te di jéggalu ndëg ci kàddu yi dafa nekkoon loo xamee mënut ñàkk rek ñu xam ne ñun ñoog ñoom ñoo yem bu politique jotee mën naa ne man mii kat bàyyi naa association bi fële ñëw ne maa ngi ci pegg Abdou Nar parce que citoyen laa comme ñëpp mais bu ñëpp xoolee bët bi rek mu nekk imam ba fees lépp ndax dañu war a bokk ci ñi nga xamee ne ñiy defar lañu kon nag ñu ngi tàllal suñu loxo di ñaan képp ku fi nekk rek sa yéene yaa xam ni mu toll waaye mën nañu wax ne Bouba Sarr ñi nga àndal ak ñi nekk seen gannaaw man amuñu kàddu yu ñu leen gërëmee waaye ñi leen gën a mën a gërëm yor dëkk bi xam dëkk bi incha allah ñoom danañ ko def ci anam bu mat ñuy ñaan yàlla ku ci nekk yéene bi nga am rek yàllaa ngi ci xol yi ndax yàlla mooy ki nga xamee ne yaalamu sirra wa axfa moo xam li nga denc waxagoo ko waaye li nga xelaatagut sax amagut sax yàlla xam na ko kon yàlla na yàlla nangu ñaan ñu ciy jaare rek di tàllal suñu loxo di ñaan ne yow yàlla suñu borom bi ñoom li ñu yéene daal yaa ko gën a xam allahumma wa bi niyatihim alxaalisati li islaahi kulli ma fasuda fi hada albaladi fala tatruk lahum ya rabbana xaajatan min hawaijihim diqatiha wa jillatiha zahiriha wa batiniha sirriha wa jahriha wa alaniyatiha diiniyatiha wa dunyawiyatiha wa uxrawiyatiha illa wa taqdiha lahum fi asraa min tarfati aynin bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin wa bihurmati allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. jërëjëf yaa imam yal na yàlla nangu sa ñaan yal na yàlla yàggal la sunu kanam comme ni mu ko waxee rek tamit ñu xam ne culture du fecc ak way rek moo tudd culture donc mais gën na yaatu loolu éducation la kon loolu yal nañu ko yàlla déggaloo ci waxam et sans plus tarder dañuy jox kàddu gi suñu papa Sana Ndir rajim
bismillahi rahmaani rahim. maa ngi am mbégte tey di fekkee jotaay bi di teewal le président des frères président Mame Ousmane Mbengue ma jiite délégation bi. donc maa ngi jiite délégation bi nga xam ne moom la fi le président Mame Ousmane Mbengue jiital yónnee man je me présente d'abord El Hadji Sanandir, troisième vice-président chargé de la vie sportive ak politique au niveau des frais. Ci délégation bi maa ngi ànd ak son représentant El Hadji Meïssa Diagne Ndoye ak Ali Seck. ci kaw loolu maa ngi nuyu d'abord ñi nga xam ne ñooy autorités yi toog fii yàlla jiital ci l'organisateur principal muy le président de la zone 6 de Yoff teg ci l'imam le représentant de l'imam après le jaraaf Mbaye Ngirane à ma gauche ak le jaraaf Doudou Mbeng à ma droite. Abdoulaye mooy le président de la zone. Bon, tey ñu am mbégte fekk li nga xam ne tey moom la ODCAV lancé muy message boo xam ne bii ñi nga xam ne ñoo ko doon xelaat vraiment xelaat bu rafet la parce que dama mës a dégg ci benn philosophe lire benn philosophe muy wax ne la pensée c'est la chose la plus partagée au monde. donc loolu bu ñu demee ba pensée boobu yëg sa fii si Yoff ñu ne lan lañ fay pensé di ko junj mooy affaire non violence fii ci zone 6 bu Yoff. donc ci kaw loolu vraiment ñi nga xam ne ñoo def choix bi fii si Yoff le choix n'est pas fortuit. donc ci kaw loolu ñu ngi leen di gërëm di leen sant et amaanaka li ma bëgg a wax sax may sax mooy dugg dans le fond mais man en tant que vice-président chargé du sport damay gën a ñaax rek ñi nga xam ne ñooy zone 6 di leen wax ne li fi am daaw di rappeler rek li fi am daaw nga xam ne ASC Ngaparou dem na jël zonal bi dem départemental ba jël régional dem national ñun ñëpp ñu ànd ne benn jàppale ko ba yàlla def li muy def donc loolu doon benn défi boo xam ne bi ñun ñëpp lañ ci war a roy donc pour résumer foofu laa yemale en attendant et di sant aussi ki nga xam ne tey moo jiite affaire bi muy Bouba vraiment gis nañ dynamisme yal na ko yàlla jàppale et di ñaan aussi dëkk bi yàlla na fi yàlla def jàmm wasalaam. bismillahi rahmaani rahim. bismillahi rahmaani rahim. wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi haqqi yasin wal qur'anil hakim innaka la min al mursalin ala siratin mustaqim. bismillahi rahmaani rahim. wa shams tajri lil mustaqbal laha zalika taqdirul azim alim. bismillahi rahmaani rahim. salaamun qawlan min rabbin rahim. bismillahi rahmaani rahim. awalaysa allazi xalaqa samawati wal ardi bil qadirin ala an yaxluqa mislahum bala wa huwa al xalaqul alim. bismillahi rahmaani rahim. innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. bismillahi rahmaani rahim. fa subhanallazi biyadihi malakut kulli shay'in wa ilayhi turja'un. You can't fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time.
Vivez dans la paix sereine de vos laboratoires et de vos bibliothèques. Dites-vous d'abord, qu'ai-je fait pour mon peuple, pour mon pays? Jusqu'au moment où vous aurez cet immense plaisir de constater, de certifier que vous avez contribué au développement de votre peuple, au développement de votre pays. La culture étant au début et à la fin du développement, toutes les associations sportives et culturelles doivent véritablement sauver cette lettre C, qui est devenue quasi paralytique, cette lettre C, qui recèle la culture, qui recèle le développement, parce qu'en réalité, la culture est au début et à la fin du développement. Nous voulons véritablement que Yoff soit le moteur du développement, que Yoff soit le moteur de la culture, parce qu'en réalité, aujourd'hui, présentement, la culture doit sauver de l'oubli, doit sauver de la paralysie, le C paralytique dans cette association culturelle et sportive. Ñu ngi nuyu képp kenn ku fi teew. Ñu ngi nuyu tey sant tey dénkaane itam. Doom joo xam ne jigéen la wande kenn du ko ne boo doon góor. Kooku mooy Buuba, kooku mooy Caato Caat Saa. Muy ko xam ne le droit au développement du président Kéba Mbaye yàgg di wax sur les exigences éthiques moom ku ko dundal ndax nit boo ci dindee nite kasaraacee des nite dong moom lañ ca soxla loolaa waral ñu ne nit na am kilifa ba bu amul kilifa mu dox ba ca penc ma garab bu mu fa fekk déyoog moom ne ko def naa la kilifa ba lu mu namati mu dem ba ca garab ga xalaat fa toog fa ab diir door a dem ku amul kilifa jinne mooy sa kilifa ñu ngi gërëm ñi fi teew te di leen xamal ni ku bëgg ay gone yu tekki ëllëg gone tey yi ngay defar ndax ñetti temps yi ñoom mu ñu constitué àdduna démb weesu na ci tey lañu toll ñu ngi dëgmal ëllëg les 21 cordes de la Kora 7 égrènent le président mu am ca yeneen juróom-ñaar yoo xam ne ñu ngay jowar ëllëg te muy xaybu mooy loo xam ne yàlla rek ko xam mu am ca yeneen juróom-ñaar dañuy évoquer le passé. Donc dans les 21 cordes de la Kora daf ci am 7 qui évoquent le passé, 7 qui égrènent le présent et 7 autres qui interpellent l'avenir. Muy les 3 temps àdduna démb weesu na ma de kenn du ko sos ndax cosaan la cosaan kenn du ko sos des koy donn te loolaa donn dafay fekk nga doon ko kon démb weesu na ñu ngi ci tey di jowar ëllëg xaybu la mbirum yàlla la ñu dénk ko te bàyyi ko ak moom booba gërëm nañu la ñi nga àndal tey président fédération ñu ngi lay xamal ni coutume bi ci Yoff ñi ko ŋànk ñu ngi gërëm buuba di ko sant di ko ñaanal yàlla ndax xale yi fi ne mu leen di jële ci lëndëmu sankute di leen teg ci leeru xam-xamee ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla te un esprit saint dans un corps saint cër yii nga xamee ne dañu ko war a tàggat ngir mu nangul xel mi nga xamee ne moom moo ñuy dundal
yaa ngi ciy góorgóorlu bu baax ndax nit war na tàggatum xelam wande war na tàggat ay cëram ndax bu xel nangoo cër gàntu dara du son kon yaa ngi booree sport yaa ngi jebbi loo xamee ne dañu ko nelawal te warul la nelaw mooy la culture mooy tax nit xam lu ko war ndax nit bu xamul dara du mën a am dara foogu ci xam-xam la bokk mooy gunge fàggu ba nit mën a am kon nañu raboo ami amel top nañu roofoo ami amel top nañu ërfoo ami amel top top on the top. I feel so high I even touch the sky above the falling man. Education is a way of freedom. dañu ne nit bu bëggee moom boppam nit bu bëggee sange boppam nit bu bëggee aar boppam ñu ne nit kooku day yaru mooy nga xam li la war nga tegu ci koo jox lu mu xamul lu kenn xamul la ci def maa ngi gërëm ñi fi teew man Jaraaf Mbay Ngiraan doon na caaka ak njaaña bokk ndey ak bàyyi njaañaa jur Ayda Cissé mu jur sama ndey Yoff ndey kay falu ay tegee Samba ak Mati Mbay Samba ñoo bokk ndey ak bàyyi ay tegee Samba moo jur maam caaka jéen jur maam njaaña jéen njaañaa jur Ayda Cissé mu jur sama ndey Mati Mbay Samba moo jur aram lu ko bar mu jur xari ceew mu jur Issa Mbeng sama baay mooy sama yaay sama yaay mooy sama bàjjen loolu ku ko xamul doo xam lu tax Jaraaf Mbay Ngiraan taxaw Jaraaf Mbay Ngiraan bete la ndeyam mooy baayam sama baay doom ji mu jëkk am mu ngi ko tudd Ayda Cissé Ayda Cissé moo jur sama ndey kooku mooy taawu Jaraaf Issa Mbeng kon ak mbokk moo ñu boole ba noppi mu door maa jur bi sama baay kon bu Yoff de falu ci ndey ma doon na Jaraaf caaka njaaña bokk ndey ak baay njaaña jur Ayda Cissé mu jur sama ndey kon maay jaraaf Yoff tey ci tey nag jaraaf yi ci presqu'île du Cap-Vert yépp Jaraaf Mbay Ngiraan ci jëkk falu. Je suis le Jaraaf le plus anciennement intronisé de toute la presqu'île du Cap-Vert loolu nag cër la boo xam ne tey naa ko te duma ko sàggane mukk danaa ci ànd ak Yoff ànd ci ak presqu'île du Cap-Vert ànd ci ak waa àddina ba ñu dundal aada dundal cosaan looloo tax sama yaram mayuma ko ma ñëw dundalal lii nga xamee ne tey mooy culture Buuba jërëjëf yal na la yàlla fay yàlla yiir la te aar la ma bëgg nag waa Yoff nañu jàppale Abdou Nar nañu jàppale monsieur le maire Abdou Nar man xam naa Ablaye Diouf Sarr ndax ñoo doon tëdd ci benn lal xam naa Ablaye Diouf Sarr dafa jomb bon daf ko jomb daf ko rus daf ko seexlu kon ku mu joxañ tànn ko booba ak léegi mu ngi bëgg defi fan mu ne moo ko doy biir moo ko doy biti bu wuutee nee na teew ndax fu mu teewal na ko kon loolu martaba la bu rëy bu xemamu yal na la yàlla jàppale loo jéem yal na nga ko man ci teraanga nga judd ndax sa pap li mu ma wax man ma dégg ko boo jengee it doo ma sa laal suuf te moo ma ko wax man ak moom ak suñu borom ci biir ci sur son lit de mort ci chambre à coucher dénk naa la Abdou Nar sama res la kon ku ko doon xool ba gisatoo ko mën na laa xool yow ku doon jëflanteeg moom ba gisatuloo ko war naa mën a jëflanteeg yow yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla yiir nous risquons
si jamais nous ne soutenons pas Abdoulaye Diouf Sarr, de faire disparaître Yoff dans la carte politique du Sénégal. te loolu nañu ko bañ dinañu ko bañ jusqu'à la dernière énergie. Yoff ne disparaîtra pas de la carte politique du Sénégal. Nous refusons que Yoff ou même Dakar puisse disparaître de la carte politique du Sénégal. te ku ne sa cosaan yaa nga ca góor kon maa ngi wax ni ñun dinañu góor ci li ñu moom te li ñu moom li ci jëkk nit la nit kooku ki ci jëkk kànd mooy Abdoulaye Diouf Sarr suñu doom dinañu ko téye ci Yoff ŋànk ko mu xejj ci biir Ndakaaru jël ko taxaw ànd ak président Macky Sall mu falu deuxième mandat et de façon tacite mu jàll au premier tour tey la Ndakaaru neex ba ku ne jóg na dafa soxla Ndakaaru wante lu ne am na baatin Abdoulaye Diouf Sarr ndeyam ndey ji réew la ndeyam dëggaañ la lu mu sàggane sax dina téyel ko lu mu sàggane laa wax Abdoulaye Diouf Sarr lu mu sàggane dina téyel ko ba mu ñëw mu ànd nag ak Abdou Nar mi ñu liggéey ci Yoff def fi loo xam ne masu fee am. Toutes ces réalisations témoignent de l'ardeur, de la vigueur et de la vivacité, de leur force et de leur engagement politique. Président Macky Sall 19 communes d'arrondissement 19 communes ñu nekk ci biir Ndakaaru mel na Abdoulaye Diouf Sarr moo xam ne commune bi téye mu téye ko mu di sagam muy Yoff bi kon jeexaatoo foo dajub doom delloo fa saf loxo looloo waral nag président dina téye Yoff ndax Yoff a ko sagal ndax Yoff a ko sigil ndax Yoff a ko sargal à travers son image xolam reenam muy le grand ndey ji réew le grand maire mais aussi le grand ministre nga xamante ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr innama amruhu iza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun fa subhana allazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un ñu ngi gërëm tey sant Frey Yoff seen taxawaay rafet na président Mame Ousmane ni ma sama papa Mbaye Ndianga sama xarit sama frère dee ci àdduna noonu la ma sama baay Thiaw Mbeng dee ci Mame Ousmane billahi ku ko teg tubaab di nga mujj a nekk gàcc ñu lay reetaan amul lenn loo xam ne ni baatit la bu nekkoon ci baay Thiaw Mbeng te nawul ci Mame Ousmane mun na nax ku ne nag ci apparence mais les apparences ont souvent trompé yal nañu yàlla doon sutura Bouba jërëjëf Bouba jërëjëf Bouba jërëjëf ce n'est que le début d'un très long compagnonnage xam naa ne Abdou Nar ak Abdoulaye Diouf Sarr dinañu la sigil dinañu la sagal danañu la sargal dañu la jàppal parce que yow mii de bidéew nga de la star de star parce que yow star ku mbooloo mi ñu ngi nuyu ku ne turam ak santam di beral nuyoo donc ñi xam ne ñoo toog ci kaw fii muy jaraaf Mbaye Ngiraan Mbeng jaraaf Dudu Mbeng tonton Meissa Diagne ak Sana ñu ngi leen di yokk nekk sa wàccuwaay di nuyu waa ODCAV di nuyu waa ONCAV di nuyu partenaires yi xam ne ñoo jàpp ci bés bi yëpp je pense que li jaraaf wax moom teg ci lu dara day jafe mais dañuy jiim rek parce que dañuy wax tey en tant que président de la zone 6 de Yoff ñuy sant waa Yoff gépp ci confiance bi ñu jox ba nga xam ne ñoo leen yoral zone bi di wax ne rek tey li ñu fi indi dañ ne nawetaan culture et que ñun loolu Yoff ñu di ci dund loo xam ne wax fa dëgg yàlla li ñu ko may mooy zone boo xam ne dañoo bokk ndey bokk bàyyi moo tax yàlla defal ñu résultat yi ñu am suñu premier mandat yàlla def na l'ASC Tongoor moo jël national sur le plan culturel donc loolu muy loo xam ne am na solo trop parce que dem nañ fële sa Ziguinchor représenté fi donc la région de Dakar bandi ndam li sur le plan national te loolu culture la donc loolu suñu palmarès la bokk yàlla def tamit daaw l'ASC Ngapour tamit sur le plan sportif
jël régional bi donc muy résultat yoo xam ne Yoff mu ngi si avancé bu baax a baax sur le plan donc du mouvement nawetaan bon loolu nag dañ koy sant waa Yoff gépp di sant artisans yi xam ne ñoo si jàppale ba ñu mën a am ndam yooyu mais tamit comme ni ko Jaraaf waxee di sant le ministre le maire Abdoulaye Diouf Sarr parce que tey zone 6 bu fekkee xool nañ zone yi Dakar yëpp yàlla defal nañu sutura mën nañu wax nañu ñoo raw si zone yi loolu lépp buñ ko mënee am nag mooy équipe bu suudewu comme ni ma ko waxee ba pare ñu am koo xam ne dañuy jàppale mooy le ministre le maire Abdoulaye Diouf Sarr yàlla dafa dogal bi ñuy commencé mandat bi booba nekkagul sax maire mu nga woon fële sa Kaolack chambre de commerce de Kaolack la ñëw nañu dinañu parrainer ba suñu mandat jeex yàlla def mu ñëw jëlaale maire bi continuer parrainage boobu ba at mi passé tamit moo continuer parrainage bi jàppale ñu si lépp la nga xam ne soxla nañ ko loolu moo tax ñu mën a am ndam yi ñu am moo tax la zone 6 mën a nekk si zone yi xam ne ñoo gën a siggi si Ndakaaru donc loolu tamit dañ siy gërëm autorité Yoff gépp di leen wax ne ñun suñu objectif rek mooy comme ni ñuy wax dañ naan zéro violence loolu la ñuy ñaan moo tax gis ngeen ne daaw bi final bi passé entre Ngapparu ak Ndenaat ñoom ñaari équipe li ñu def loolu dafa wane donc ñu Yoff ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay parce que waa Ngapparu bi ñu gañee waa naa dañ dem fekki sa leen ñu feetu ñu xam ne ndam li génnul Yoff donc loolu la ñu war a continuer te ñu ngi si xeex au niveau de la zone donc tey nag bu ñu si raxee culture bi xam ne tey culture bi day tax jàppoo bi gën a nekk entre donc les ASC ñuy ñaan ASC yëpp yi am na amuñu troupe théâtrale wala amuñu weneen troupe ñu faxee ba jublu si loolu parce que loolu ça permet de raffermir les relations entre donc les ASC mais ñu ngi sant Yoff gépp di sant ñi nga xam ne tey ñooy autorité coutumière et religieuse bu Yoff parce que tey bu ñu mënee lii ñoom ñoo ñu jàppale muy frère yi muy ndombu tànk yi muy imam yi mooy ñi nga xam ne yëpp ñoo ŋànk Yoff ñoo ñu jàppale ba ñu mën a réussir fii di féliciter ñi xam ne ñoo organisé fa laay tëye ku si mel ni Bouba comme ni ko Jaraaf waxee ah donc notre président de la commission culturelle Baye Mbaye Thiaw waa zone bi yëpp jàpp si ñuy jox mention spéciale à notre trésorier Alioune Thiaw mi xam ne mu ngi si kaw tey mën nañu wax ne zone bi bu àggee fii moom si ñii ko gën a téye la parce que xale boo xam ne la wax fa dëgg yàlla am na autorité te am nañ kóolute si moom kóolute goo xam ne wax fa dëgg yàlla tey bu ñu amee réussite yàlla 80% yàlla moom donc Alioune toutes mes félicitations di la ñaan nga gën a jàpp parce que Yoff moom que liggéeyal rek di nga ko gis ñun ñii ñëpp li ñuy def nii bénévolat la mais xam nañ ne Yoff moo ñu ko jaral ñuy waa Yoff gépp ñu gën a jàppale la zone 6 ba ñu mën a réussir suñuy mission yi xam ne moo jëm si kanam ñuy ñaan tamit ASC yi si li xam ne moom lañ ñuy paree dëgmal après mooy les deuxième phase foofu moo tax ñu naan nawetaan parce que dóor mu toog la mais équipe buñ si gañee rek na nga muñ xam ne da nga daan gañe mais tey gañe nañ la ñu ànd comme ni ma koy waxee tey bu ñu amee fële Ngapparu am ndam si kaw benn équipe nañ xam ne Yoff ndam li génnul Ngapparu génnul Yoff parce que waa Ngapparu si waa Yoff lañ bokk te ki ñu gañe tamit si waa Yoff lañ bokk donc ñuy ñaanal yàlla rek yàlla na yàlla def kii xam ne donc moo mérité lépp après ñu kii partenaires yi tamit dañ leen di gërëm bu baax a baax partenaires xam ne ñoo si jàppale mu may woon waa Black Emission donc ñoom it taxaw nañ si ba lii xam ne tax na mu am comme ni ko Papa Maysa waxee ñu choisir Yoff cette année donc amuñu loolu donc du leen gërëm di gërëm tamit partenaires yi si jàpp rek ba lii mën a nekk donc ñu leen sant ngeen baal ñu wasalaam. Représentant de l'imam de Yoff, monsieur le représentant du maire, président de la zone 6 de Yoff, messieurs les jarafs, messieurs les frères, monsieur le coordonnateur de Black Emotion, messieurs les dignitaires de Yoff, tey ñun ODCAV de Dakar au nom de Pape Momar Lo président empêché ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen wax ni ñun tey regretté wuñu lu tax ci 19 communes d'arrondissement yi ñu choisir la commune de Yoff li ñu waroon wax ci culture yëpp defe naa ne le grand jaraaf vraiment bi ma koy déglu sama xol dafa sedd ndax boo ñëwee ci bërëb fekk ay nit ñu am qualité comme noonu bi jaraaf bi njëkkee wax beneen jaraaf bi wax ma ne ñii kat
ñoom xam nañ li ñu tax a jóg li ñu tax a jóg yëpp mooy jàmm parce que gis nañ ne dëkk bi dafa bari violence te nee nañu violence yi bu ma di dindi yëpp mooy culture nit ñi yenn saa yi ñu jóg sànnente saagante parce que dañu xamul fu ñu jógee ndax cosaan mooy lépp comme ni mu ko waxee Senghor moo ko daan wax le développement pour nga am ko culture ngay commencer culture ngay mujjee di leen wax ni nag lii dañoo door dong di leen invité ngoon à partir de 17h à partir de 16h ngeen ñëw fii ñu wan leen ni nawetaan du sport kese nawetaan culture ci la bokk di réitérer nag benn vœu di ko yóbbante sama collègue le président de la zone 6 en même temps maire de Yoff en tout cas ñun ODCAV de Dakar commission culturelle bi ak Black Emotion vraiment suñu sañoon ñu rencontrer le maire Abdoulaye Diouf Sarr parce que nag mbir tam boo ci nekkee gis ni localité boobu mooy localité bi nga xam ne tey kii wax na ko gagné nañu national ci théâtre football bi ñoom ñoo ko gagné ñu am loo xam ne dafa bees indi ko Ndakaaru suñu commencé Yoff wàcc nañu suñu sañoon nag vraiment le premier magistrat de la ville monsieur le maire suñu paree manifestation bi mu jëlal ñu audience rencontré ñu wax ko yan projet la ñu am pour ville de Yoff loolu laa amoon lu may wax di xaar ngoon samay kilifa dinañ ñëw Pape Momar Lo le président de l'ORCAV de Dakar sera là Arona Bathily le président de l'ORCAV de Dakar sera là Amadou Kane le président de l'ONCAV sera là donc di leen sant di leen gërëm. asalaamaaleykum ñëpp ñu fi teew maa ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant particulièrement suñu invité yi fi ñëw teew tey ci événement bi ñu organisé ñun waa Black Emotion en partenariat avec waa ORCAV de Dakar en fait nawetaan en culture dafa ñëw suñu xel parce que comme le Jaraaf l'a si bien dit la culture est le parent pauvre de ce pays. Donc on a remarqué qu'on parle de ASC, mais souvent la lettre C est laissée en rade. C'est la lettre C représente la culture. Et une nation ne peut se développer sans sa culture. C'est ce qui nous a motivés aujourd'hui à signer ce partenariat avec l'ORCAV de Dakar pour faire revivre la culture au sein des communautés. Particulièrement dans le mouvement Nawetaan, qui regroupe le plus de jeunes au Sénégal. Le programme de Nawetaan en culture, en fait, ce n'est pas qu'un programme culturel. On a pour objectif aujourd'hui de faire revivre la culture. Mais c'est à travers cette culture qu'on débattra sur des thèmes liés à la santé, à l'environnement et à l'éducation. Donc aujourd'hui, le programme est établi sur 10 journées de 72 heures. Aujourd'hui, c'est une journée 72 heures et ça commence à Dakar. Donc, le programme Nawetaan en culture, ça concerne non seulement Dakar, mais Pikine, Rufisque, Guédiawaye. Et tous les week-ends, samedi, dimanche et lundi, dañuy am ay journées 72 heures dans les 4 départements en rotation. Donc, tous les samedis, on aura des journées culturelles comme celle-ci. Tous les dimanches, on aura des journées environnementales. Et les lundis, on aura des journées pédagogiques avec les partenaires que nous allons citer plus tard. Donc, mis à part ça, nous avons prévu aussi 4 concerts dans les 4 départements, des concerts de sensibilisation surtout, sensibiliser les jeunes sur des thèmes liés à la santé et aux objectifs de développement durable. Donc aujourd'hui, c'est ça notre objectif. Je donne rendez-vous à tout le monde, à toute la population, cet après-midi à partir de 17h, pour qu'on commence véritablement ce programme de Nawetaan en culture. Merci à tout le monde. mbooloo mi maa ngi gërëm ñëpp di masawu ñëpp coono maa ngi jëkkee ngërëm bi nag ci buuba sama doom di xale boo xamante ne bi àll rek laa koy xoole ci Yoff parce que ay xale yu am jom lañu bëgg seen dëkk te ndaw noonu lay mel ndaw da ngay bëgg sa bopp bëgg sa dëkk bëgg say mbokk te ñoom ñi ma gis vraiment loolu gis naa ko ci moom buuba moom kenn du ma wax dara ci moom man maa ko suma yaboo ne sama doom la comme ni sama doom yeneen nekk samay doom du ma lim kenn ñoom Demba ñoom Seyni Dieng ñoom Adja Dieng
ñoom ñëpp ñoom Bouba ñooy ànd kon nag xam naa Bouba bu baax su ma jógee foofu maa ngi gërëm waa ODCAV ci aperçu bi ñu am ba jël zone 6 Yoff defal ko li ñu ko defal waaye loolu lépp bu amee dañu koy gërëmee président bi muy double casquette triple casquette sax laa mën a wax muy le président Abdou Nar dafa ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr ñëw Yoff bi ñuy ñëw Yoff ku nekk xamoon na Yoff ni mu mel place bi ñu toog tey jii defe naa ku nekk xamoon na ni mu mel ku nekk gisoon na ni mu mel kon nag bu ñu tamee toog tey jii ba nga xamante ne toog nañ fi toogaay bu rafet bu jiw bu ànd ci yoon ginnaaw suñu borom ñoom lañ koy gërëmee duma ci génn nag ci gërëm ni parce que place bi ku nekk xamoon na ne fi ñu toog ni tey école Baye Maguette Thiaw la woon man ak waa comité Gent ñoo ànd boole suñuy jom boole suñuy dem ak suñuy Dakar dindi ko fi parce que insécurité la woon fii bâche bi tollu tey amoon naa fi benn bâtiment sama papa moo ma ko joxoon ma def fi benn bâtiment def fi benn shop musique et autre chose fële Ndey Mbeng moo ko moomoon maa ko jël ci moom fay ko APEXI jël place bi au jaraaf Seyni Gueye au président Ngagne Ndiaye boobu man nekkaguma jaraaf ma ne leen place ba ngoogu delloo leen ko Yoff Abdoulaye Diouf Sarr bi mu ñëwee bàyyiwu ci dara kon couleur na place bi kon nag bu ñuy gërëm tey Abdoulaye Diouf Sarr lañu koy gërëmee parce que man mënoon na maa defar rek mënoon na maa fàkk waaye bu ma amulee fondation amuma bâtiment def naa ne na mu meloon rek lay mel kon nag Abdoulaye Diouf Sarr lañu koy gërëmee du ma dugg ci biir Yoff ci réalisation yi mu dem ci Yoff gis na ko gisal na ko boppam kon waa ODCAV ñu ngi leen di xamal ne tey ñun lépp lu ñu mën a am ci yéen ci mu ngi jóge ci monsieur le maire président ci ñoom la jógee parce que seen discipline moo ñu may lii lépp te toujours dama koy wax gis nga ndaw dafay am discipline ndaw dafay am kilifa sànq am na ku ko wax ku amul kilifa jënd di sa kilifa waaye man jaraaf Duudu Mbeng di doomu jaraaf Issa Mbeng dafa am bi may ànd ak sama waajur muy def politique man ku ne xamoon na ne maa doon sama garde corps papa dama daan dégg rusuma ko wax man maa doon sama garde corps papa rusuma ko wax tey jaraaf laa waaye démb garde corps laa woon barke boobu nag yàlla mooy def muy dal ba ci man dama daan dégg ci benn meeting bu ñu ma soon dem ñuy way naan libaas mu yaay sali bul tontu góor bu tontoo ñaaw libaas mu yaay sali ca laayeen bul tontu góor bu tontoo ñaaw kon man jaraaf Duudu Mbeng su may tontu sax Yoff dañu may xeeb Yoff xam na Yoff gis na j'ai pas temps awma temps wu seku xam ngeen seku lekk rek lay def ci àddina ak wax seku lekk rek lay def ak wax man nag bokkuma ci ñooñu su ma duggee ci li nga xamante ne ñun suñu réeñ avant ma nekk jaraaf ñun ba ñuy nekk jaraaf li ñuy def ci Yoff ak li ñuy yàq ci Yoff su ma ko dee wax fii kon Yoff dañ may jéppi mais du ma tontu man a nag joo gis du yow man baj géwël yi nga xamante ne ñooy cosaanu Yoff su ma naroon a wax dootuma wax ngir tontul nañu ma baj géwël yi nga xam ne ñooy cosaanu Yoff ñooy lépp Yoff ku leen beñ nga Yoff ku leen bëgg nga Yoff ñii tontul nañu ma maa ngi gërëm ñëpp nag di gërëm jaraaf Seyni Gueye parce que ci kàddoom laay waxe parce que ñun dañoo am discipline bi ñu organisé woo ñun ñëpp dañu tënk suñu bopp ñun borom ndombu tànk yëpp jël suñu kàddu jox ko jaraaf Seyni Gueye donc moom fu mu toog man tooguma fa fu mu toogul nag yabal ma fa wala ma ñëw di fa ñëw tàgg ko lu ma wax loo dinaa ko wax kon maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant di ñaanal yàlla dëkk bi di ñaanal yàlla Abdoulaye Diouf Sarr li nga xamante ne namm na ko ci waxuma Yoff de waxuma Cap-Vert li mu namm ci Sénégal te man def naa ne sama làmmañ jig na ko parce que ba muy ut maire fii la ma fekkee ci Gent ma ne ko waxuma maire waaye ministre sax dañ ko am làmmañ bu nekk nag yàllaa ciy def barke yàlla def na ci barke loolu am na kon maa ngi koy ñaanal après Macky Abdoulaye Diouf Sarr nekk président de la République maa ngi ko koy ñaanal ci kàttanu yàlla baaxu Seydina Imam Allah kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen jéggalu ci bu amee kàddu yu dérangé ngeen jéggal ma ci